ci nekk si daara yi dugg doom yi tey jii dañu dakkal seenum jàng bu fukki waxtu jotee mu di débrayage l'intersyndical boobee di SAEMS ak CUSEMS nee nañu ak seen ñaxtu gi dañu koy wëyal grève totale la ñuy amal ajjuma kon duñu dem sa l'école ya juróom-benneelu plan d'action bi kon la ñuy doxal jamono ji la ñu say ñaawlu moo di waxtaan ga nga xam ne amul seen diggante autorité yi ak nag jàngalekat yi seen boolu jàmbat la nga xam ne mi ngi tege ba léegi ci beneen fànn nga syndicat autonome pour le développement de l'éducation de la formation ñoom it ña nga ca xeex ba léegi SADEF lañ leen gën a xàmme juróom-benneelu plan d'action bi la ñuy doxal ñoom nag tey ji sax faf def ñu débrayage waaye nag dañu demul ca l'école ya grève totale la ñu ama tey ji ëllëg tamit noonu la ñu koy doxalee ci biir réew mi ñoom la ñuy ñaawlu moo di wàllum salaire yi boo di compté na mu ca amee maanaam nag yemat la amu ca si diggante jàngalekat yi ñu sàkku nañu it modification bu statut jàngalekat décisionnaire yi loolee bokk na ca la ñuy ñaxtu waaye it mouvement de nee nañu nag dàq ñu benn yoon wala sax tey jii nañu ko seetloo ci réewum Sénégal bëri na ci ay l'école yi nga xam ne ni jàngalekat ya dem ñu seen i l'école wala dakkal nañu seen i jàng bi fukki waxtu jotee loolu moo ñu may ña dem sa diwaanu Diourbel foofee Mbàkke collectif bi nga xam ne gouvernement scolaire noonu la ñuy tudd ñoom it dañu wàccoon sa mbedd ma tey jii doon sa nag fësal seen nag ñaxtu ndongo ya la ñuy sàkku moo di grève bi na dakk nag ndax nag lay tooy si ñoom lay jógee ndax ñoom ndongo yi ñoom ñoo siy gën a mettile bu examen jotee ñoom lañ ciy lor quantum horaire bi du ñu ko matale Baye Dame Faye Adama John moo yor kaddu ka ndongo ya ñu teewlu seeni kaddu. programme bi ñun ñi nga xam ne ñoo nekk classe de terminale xaajala guñ sax et que 3 mois moo ñu dese donc jot na ñun ñu xeex parce que dañoo bëgg a jàng normalement les cours ne se font plus correctement da ngay ñëw ba egg am na ci élèves yoo xamante ni yu ci bari yoo xamante ne ni découragé wu lañ parce que lan da ngay paas ñëw ba fii ñu naan la tey defuñu cours wala dañoo am débrayage nanga ma xinaam on banalise pas leur acte parce que ñoom ñoo ngi seen droit léegi nag jot na ñun élèves yi lan moo ci suñ droit pour ñu xeex pour jot suñu ak buñ defee mars bii nii suñ jàngoro yi ñuy xeex dina saafara avant tout loolu lañ def suñu bopp ngir yàlla gouvernement bi na dooleelaat jàngalekat yi parce que mënuñoo dem fenn sans bonne éducation lii nii première kese la incha allah rabbi buñ gisaatul yeneen yoo xamante ne ni am nañ saafara dinañ gën a tax ci kanam parewul dañoo engagé jusqu'au bout. ngoog jàngalekat yi ndongo yi seen ak ñaxtu démb wala sax tey ji suba ñu ngi woon ca mbedd foofee sa Mbàkke Jurbel ngir na xamal ne kon dafa war a dakk nag grève uk jàngalekat yi ñu wàddu jëmale ci tolluwaay woppi coronavirus fii ci réewum Sénégal ñeent ñoo si ñàkk seen ak bakken loolee la xayma gu mujj gi joxe tey ji mënees nañu jàpp ne it kon lim nga ñe sa ñàkk seen bakken ñu ngi toll si junni yu tegal juróom-ñeent téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar ministère bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram ni mu koy defee bés bu yàlla sàkk tànn na lu toll si junni yu tegal juróom-ñett téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom ci ay doomu aadama defal leen test ba ña sa génne ba résultat yi génne téeméer ak juróom-benn fukk yi fekk nañ si ñoom jàngoroy coronavirus ga juróom-ñaari moo di cas mënees nañu wax ne cas contact yi téeméer ak juróom fukk ak ñett ñooñee xam ni fu ñu ko jëlee moo di transmission communautaire ba ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñaar dañu amoon wopp gi fecc nañu leen ba nu wér dañuy delluwaat seen i dëkkuwaay ñetti junni tegal juróom-ñeent téeméer ak ñaar fukk ak ñett ñu amee woon jàngoro ji kon fecc nañu leen ba nu wér dañuy delluwaat wala sax jamono ji ñoom la jàngoro ji tëral ñu nekk ca kër docteur fukk ak juróom-ñaar yi dañoo lott ba nekk Sowétas moo di réanimation. juróom-benneelu colloque international bu Amath Dansokho noonu la ñu ko tuddee tey ji suba la ñu ko doon amal ña nga xam ne nag ñoo teewoon ca maanaam ndaje moomee profité nañu sa ngir nag sàkku ci réew yi Afrique yi ñu def seen kéem kattan ba xeex mbas mi waaye it wàllum xiif gi ñu def seen kéem kattan it ba xeex ko fi mu jóge fii ñu ànd Cheikh Tidiane Diallo Mamadou Ndoye. gouvernement yi dañu war a booloo ngir xeex mbas mi lii le daal mooy gisu-gisu Samba Sy nekk secrétaire général bu PIT. dëgg la Afrique am nañu ay jafe-jafe waaye Covid bi wax dëgg yàlla dafa won ne amul kenn koo xam ne ku ci rëcc booy seet sax dañ doon xalaatal waa Afrique ak ni fi Covid bi doxale xaw na wute tuuti bi muy mbir mi di tàmbali dañ jàppoon ne moom waa Afrique moom kenn du des waaye yàlla won nañu ne du noonu la mbir mi demee tax na nag li ci am solo mooy nga nekk africain bala européen bala américain li am solo mooy ñu fexe ba joxante loxo ba xam ne addina bi ñun ñëpp benn lañu. ci ndaje bu ñu doon def tey ñu jagleel ko Amath Dansokho ci kilifa yu bëri ci àdduna bi teewee ko moom mi mu ngi sàkku ci njiitu Afrique nañu gën a góorgóorlu ngir ñu relever défis sécuritaires yi. crise bi am Libye am daanaka mbir mi dafa gën di yokk ba défi sécuritaire bi moom di gën a posé wu partout réew yi ñu wër yëpp wala yi ci bëri ci ñoom donc xam nañu am nañu ay jafe-jafe te loolu tam wan nañu ne pour ñu génn ci il faut ñu joxante loxo.
seen colloque bi nag kilifa yu bëri teewee nañu ko occasion la tamit ci seen parti bi ngir ñu rendre hommage feu Amath Dansokho. juróom-ñeent si ay takkadeer lañu di ay militaire bokk si juróomeelu détachement sénégalais bu mission bu CEDEAO foofee sa Gambie nee nañu ba fii kenn xamul fu ñu ne dañ leen jël otage ñaa ñu njot ne kon ñoo def lu nu mel moo di waa MFDC fipp yu Casamance. opération boo ñooñee dañoo amal ab opération ngir nag xeex daggum garab gi fii ci réewum Sénégal daa rawatina ci frontière am ak nag Gambie mu mel ni kon nag fipp yu sa la ñu doxee ba daal di def jëf ju nu mel waaye nag altine si fàttali it am na ñaar ci ay takk der yu nga xam ne dañu fa ñàkk seen ak bakken ci loolee dañ soy dikk def maanaam taxaw seetlu gi ak nag Abdourahmane Diallo. mu mel ni situation bi mu ngi wéy di compliqué ci 5e détachement sénégalais bu mission militaire bu CEDEAO nekk ca réewum Gambie li koy firndeel mooy depuis démb ba tey ay accrochage éclaté na ci diggante militaire sénégalais yi ak rebelle yu mouvement des forces démocratiques bu Casamance te bëtu Saloum Béyouam ci axe Kampanti Kambagol nekk ca réewum Gambie bilan bi métti na loor ci l'armée nationale mi nga xamante ne mu ngi déploré ci ab communiqué perte initiale bu benn sous-officier ak bu benn militaire durant talaata bile direction de l'information et des relations publiques des armées di annoncé disparition bu juróom-ñeenti soldats sénégalais yooyee ñu ngi jort ni ay combattants yu mouvement des forces démocratiques bu Casamance ñoo leen téye en otage ci côté ennemi bi gën saa néew ñaari combattants yu MFDC ñàkk nañu seen bakkan yeneen juróom ñu ngi leen di téye en otage accrochage yile ñu ngi am ci ab action de sécurisation et de lutte contre les trafics illicites rawatina exploitation illégale bu bant bi ca frontière ak réewum Gambie di fàttali ni 5e détachement bu l'armée nationale jot naa immobilisé ci diir juróomi weer 77 ci ay camions yi nga xamante ne ñu ngi doon transporter illégalement bant bi ci frontière bu réewum Gambie. leneen lu soxal bi la jotaay xibaar moo di résultat yi nga xam ne ñu ngi koy xaarandi si jongante gox-goxaan yi ñu génn ci dibeer ji njaw di woy di su xambin sa laajum résultat ya foofee mënees nañu wax ni waa coalition Yewwi Askan Wi ñoom nag ni ki démb jot nañu am ak jono taskatu xibaar yi sa diwaanu Thiès benn dëkk ñaari gaar la ñu xamle moo di ñoom ñoo am ndam li ci kanamu nag waa ñoom kanamu Benno Bokk Yaakaar nga xam ne dañuy njort ni ko ña ngay jéem a luubal mbir ya xel xalaatul ñu koy nangu Cheikh Ñing candidat bu Yewwi Askan Wi commune bu Daaru Xuddoos googee ñu wax ne ko ñoom moom ndam di du ñàkk daan ci dikkaat suñu yeneen jotaayu xibaar élection locale yi foofee sa benn dëkk ñaari gaar Thiès coalition ànd siggil Thiès nee nañu nag waa coalition Yewwi Askan Wi dañoo mën a wax rek waaye nag mënoon nañu xaar nag ba résultat yi génn ndax boo seetee ba sa biir ndam li ñoom ñoo ko moom ñoom waa coalition ànd siggil Thiès kon nag waa Yewwi Askan Wi manipulation la ñuy def xel xalaatu ñu koy bàyyi mu jàll foofee sa Thiès Est ñu ànd sa Pierre Claver Pouy am Mbeyt Alxuma. ki nga xamante ne mooy candidat ànd siggil Thiès jàpp ne daal amul benn werante jël na ndam yi ci élection yi ci li soxal commune Thiès Est ci ville bi nag mu jàpp ne daal foofu xëccoo moo fa am. également nekk candidat ci ville bi tey kenn mënul lam-laame ni la coalition citoyenne ànd siggil Thiès moo gagné élection yi ci Thiès Est largement. mën na ni nag au niveau de la ville am nañ jege ñun ak waa coalition waaye Yewwi ba jàpp ni mooy ñun ñoo gagné la commune de Thiès Est gagné boo xamante ni amul benn lam-laame parce que loolu aussi su amee foog ñu nangu li askan bi bëgg di Thiessois bëgg parce que tey Thiessois ñoo bëggoon changement. ki jiite coalition ànd siggil Thiès jàpp ne Yewwi Askan Wi day indi jiixi jaaxa ci xelu nit ñi. ku xam moom Yewwi xam ne ñoom loolu mooy seen rôle ñoom fu ñu toll ñu ngi jéem ba jaxase xelu nit ñi di victimiser wu mais ñun aussi ay victimes leen parce que man ñun askan bi moo tax ñu taxaw fii liggéeyal askan bi jàppale askan bi du ñu nag nangu suñuy résultat kenn di ko saaxee. Thiès nag camp bu nekk ngi revendiquer victoire bi ndax jëmuñu ci ay bés yu jafe li ci kanam raw li gët. ñi bawoo Thiès dem sa Louga foofee maire ba nga xam ne moom moo fa gagné di Moustapha Diop moom nag ay jigéen ñaarem la ñu xam ne moo di yorinu maire yi boobee dem mboolem ku leen doon xeex sa liste bi boo ñu xam ne dañ leen di écarter seen ab doxalin te bokk na sax képp ku nga xam ne nii mënees nañu wax ne jàppale woo leen woon si seen xeex boobee ñu ànd seex gàllaay si laaj ci ay leeral.
ginnaaw ay cant ak yi ngërëm ci ñi leen doon jàppale ba ñu gagné élection yi cellule de communication bu ministre maire Moustapha Diop wane nañu seen mer ci ñi ñu ne dañoo faroon ak ñoom mu jëwoon leen ginnaaw di leen xeex Papis Camara. mooy dafa amoon ñu nga xam ne suñuy nawle yu ñu àndaloon investir leen ci suñu liste ñu dem ba ci biir ñu beddeeku bàyyi liste bi génn taxaw bokk feneen di xeex liste bi pour duñu am ndam yàlla mi dara tëwul jox ñu ndam lu yaatu ki ko jiite mooy Aminata Mbengue Ndiaye kon li ñuy laaj mooy bu dee defe na ko tuuti ngor ak fulla mooy mu démissionner bu ko deful et nous on va demander au président de la République cette exigence mu génnee ko mu dàq ko parce que matatul njët gi. ginnaaw soxna si nag ñi ñu jàpp ne dañoo mànd woon ci xeex bi tamit jot nañu seen wàll. mooy Oumar Bon Khattab Sylla bokk ci mouvance bi te soutenirul liste Benno Bokk Yaakaar position donc bu irresponsable et incompréhensible. léegi du ma ci taxaw te ñu jox la poste bu nga xam ne waroon nga see mën a jàppale nit ñi jël ci ay position honorable pour résultats yi gën a ñoŋ. am na tey ay nit ñu nga xam ne mat nañ ko mën nañ ko ñàkk nag jariñu promouvoir doomu Louga yooyu nga xam ne danañu accompagner ci combat bi. ndam li nag Moustapha Diop ne ndaw ñi ak jigéen ñi la ko jagleel te woon na leen ci liggéey mu amaloon tamit caravane bu mag bu mu duppee delloo njukkal waa Njàmbur. Sédhiou Kaolack ña nga xam ne ñoo fareex sëriñ boobu ñoo yëkkati seen kàddu di wax ne kon ñoo am ndam kon nangalwaay bu leen kenn yàqal waa Benno Bokk Yaakaar daal leen i feelu démb woote nañu ak janox taskatu xibaar yi ne leen kon sa département boobee biyee boo ko si nekk na ca génn xelam ndax ñoom ñoo ci am ndam rawatina directeur général bu Sénélec ba woon di bu léegi nii di Bitey nee nañu moo am ndam li ci kanamu nag Ahmed Youssouf Benzaloun moom candidat bu liste ànd nawle Alioune Kane ca diwaanu Kaolack. ba tey jii polémique moo am ci tendance yi tukkee ci urne yi ci élection yi ñi génn ndaxte Benno Bokk Yaakaar nee na daal ànd nawle ànd liggéey duñ ko bàyyee département bi ndaxte gañewu ko Cheikh Ibrahima Diallo chef de parti justice et développement moo yore seen kàddu. suñuy PV ñu li ñu wax te mu wér ñu wateel ñu ku gañe fukki commune ak ñaar ci fukki commune ak ñeent benn moo ñu rëcc Kaolack ak Kahone te Kaolack écart bi daanaka bëriwul ñu ci seen gannaaw lañ topp Kahone itam la même chose te itam ci département bi li nañ ci rawee dafa bëri. gis-gisam nag moo di victoire Serigne Mboup ci commune bi loolee kenn du ko lam-laamee waaye nag directeur général bu Sénélec di Pape Demba Bitey département bi moo faree ci kaw. puisque tribunal ak cour d'appel bi ngay wax lépp ci yoon lañ ko teg te ñoom PV yi nga xam ne ñun moom lañu amee te PV yi di wax ñi ngi ko amee bon ñooñu mënuñoo wax dara lu may ne Pape Demba Bitey moo gañ loolu mooy li am lu surtout certitude la du question. Benno Bokk Yaakaar nag mu ngi woo ñi ànd ak Serigne Mboup ñu savourer seen victoire ci commune bi waaye nag ci wàllu département bi jàpp na ne daal li war mooy ñu xam ne ñàkk nañ ko. wàllum résultat yi la ñuy desandi xam ngeen ne kon nag la ca gën a fës moo di waa coalition Yewwi Askan Wi ñu si gox yu ca bëri ñoom ñoo ko jël bu sukkandikoo ci résultat yi nga xam ne moom moo génn ni te ñu si bëri ay ndaw lañu doog a nag nekk ci jiit bokki moomeel yi kon nag laaj na bu baax ñu gunge leen ci wàllum doxalin nanu yoree kon rek wàllu maire yi wàllum wàccute kilifte de décentralisation loolee ko xam le moo di Babacar Fall coordonnateur bu GRADEC di wundu groupe de recherche et d'appui à la démocratie participative et de la bonne gouvernance ay kàddu la yu mu dénk Mamadou Fofana. donc loolu je pense que dañ ko war a rafetlu que boobu ba léegi Sénégal dafa soxla woon ñu def li ñuy wax renouvellement classe politique bi ne mbir mi dina changer parce que xëy na wax maturité sax loolu xëy na ëpp la parce que am maturité moo leen tax ñu conscient ci seen responsabilité ñu jël ko taxaw xeex pour vraiment quand même imposer wu pour wane ne ñoom vraiment dañu taxaw pour liggéey seen réew donc vraiment am nañu maturité xam la ñu war a def ak fa ñu war a def seen i cas loolu maturité la maintenant nag mën nañu wax ne xëy na ñàkk expérience mën na ci am parce que li olof di wax naan loo jàngul loo masul jàng doo ko tari donc ci woo foofu la ñu toll mais jàpp naa ne coalition yi nga xam ne ñoom ñoo gagné yëpp principalement donc maire yi loolu am nañ ci conscience dinañuy def li ñuy wax dispositif de coaching maanaam encadrer leen donc il faut ñu tàggat leen ci wàllu tey naka la ñuy yoree collectivité locale am na ñoo xam ne xëy na am nañ ci dégg-dégg ma suñu ko yore naka la ñuy def ci wàllu par exemple tey lu ci mel ni ñoŋal ressources yi li wàllu gestion fiscalité locale parce que loolu problème bari boo xam ne maire yi bari jànkonte nañu ak ñoom il faut que ñu indi ay innovation yu bëri.
ñu jàll si ñaareelu pàcc bi la jotaay xibaar tàggat yaram lay doon dañuy dem sa Bafoussam fekk fa équipe ba ñu fa yebal bokk na ca Soxna Fall ni ñu koy defee suñu jotaay xibaar mu ngi xamal ne kon suñu gaynde démb am nañu ndam tey ji 15h30 dañuy wàccuwaat si terrain bi fës kéene tàggatu Soxna Fall gannaaw ba mu la nuyoo fu ñu toll ci wàccaayu tàggatu gi tey gis nga ngoon noo def ba yaa ngi ci jàmm maa ngi nuyu itam ñiy teewlu xibaar yi ci Sen TV ci 14h bi gannaaw Sénégal ba mu fubalee ba gagné ci kanamu Cap-Vert ñaari ball ci dara ñu ñëw ak yéen ci li nga xam ne mooy xibaar yi fi yees Sadio Mané tane na def na ay examen ba noppi génn na ci jamono ji Ballo Touré itam ay xibaaram loolee lañ ci daal di jot kon Sénégal day dem ci quart de finale bi li fi desandi comme xibaar rek mooy xamaguñu ban dëkk la ñuy fubalee ñu ngi xaar kaaf daje ci seen biir ngir daal di wax fan nañu jongantee li jëm ci quart de finale yi quart de finale boo xam ne Sénégal xamagul tam adversaire am ndaxte diggante Mali ak Guinée équatoriale ku ci gagné rek moom la war a daal di dajeel Sénégal nag bi mooy ñetteel bi yoon atum 2017 2019 ak ren jile di 2022 waaye muy CAN 2021 bi muy atteindre les quarts de finale loolu di firnde li ñu doon wax depuis le début de la compétition naam mbir yi neexagul woon trop Sénégal wanewugul woon lu dal xel waaye teewul statut bi mu am daf ko war a assumer ci Coupe d'Afrique des Nations bi ci noonee Sénégal ndoxteel bu baax la def démb ci match bi dugg ci ak fulla goo xam ne détermination envie wax ni ñoom am nañu équipe bu ko war a mën a daal di def leneen li mooy tey jile dinañu tàggatu 15h30 bu jotee ginnaaw ba nu rek jongante démb ba noppi ci jamono ji nag kàddu gi benn la fexe ba liggéeyaat lu gën a baax jooyantiwaat ndaxte des na ngir sóobu ci li nga xam ne moo jëm ci quart de finale yi en attendant CAF di wax fan lañu koy jongante ngir gën a wéyal lu jëm ci compétition africaine bi. mu ngoog Soxna Fall ñu koy jaajëfal baax di leen fàttali ni kon nag xibaar yi ñu mujj jot moo di Sénégal fa muy jongante du fenn fu dus Yaoundé loolee lañ jot ni ay xibaar waaye it entraîneur bi docteur Fédior bu médecin bu équipe nationale bu ngay dalal xel yi ne kon nag wér-gu-yaram ak Sadio Mané bu ñu si tiit ndax lépp jamono ji mi ngi aw ci yoon ñu jàll ci pàcc bu mujj bi soxal bi la jot ay xibaar yi yéen kay xëy fësal Mantulaay ci bundoo yi. yàlla moo ay ci potum buur moom kun fayakun moo sañ buur fóot weer bay bëgg wowal mu taw ca kawam tribune yéene kaay ne ma directeur généraux yi ak ministre yi day ñoo ay ci Macky Sall ñoom it teg nañ ko mer goo xam ni président de la république du ko fàtteeti mu askanu Sénégal it kenn gënu leen ay ci président yéene kaayub dee média bi ne ma moom njiitum réew mi Sall ngaari lam tooro buur géde mer na ba futt ku mu mere xanaa directeur généraux yi waaye tam ministre yi nga xam ne daf leen joxi moyen ne leen dem leen ngeen gañeel ma élection yi gaa ñi nërmeelu ba seen bopp tegu ci suuf njoogu siise ci tribune yéene kaay ne ñenn ñi nag moom seenug daanu lu leeroon la ndax nag ña Macky Sall faloon la askan wa bëggul waaye am na ci ñoo xam ne jox nañ leen i moyen te it nag amoon nañu yaakaar ñu am ndam ci élection yi waaye tous defuñu ko fi ba ca gën a fes mooy bu Abdoulaye Diouf Sarr ak Ndakaaru ca Kaolack Mariama Sarr ak jëkkër ja Bàjjo bi Njaay Raxma ca Ndofane Mam Samba Ndiaye Cheikh ba njiital CDC ca Médina Cheikh Bakhoum bu ADIE Ababacar Sadiq Bey bu port autonome bu Ndakaaru Idrissa Seck xadd Kaaba ga ak budget ay milliards te terewul daanu na sa Thiès tribune ne en tout cas la ma ca mën a jàpp xam ko mooy jaaree ko Ross Béthio dem ba jéggi ca Casamance diggante Ndakaaru ak Kidira dina bari ñoo xam ne faloon nañ leen fi de seen ndong dina laal suuf Macky faaw mu kutu bopp mënta ñàkk laas yéene kay xamal ma ne Idrissa Seck Moustapha Niass ak Aminata Mbengue Ndiaye lan mooy doon seen ëllëg ak président Macky Sall direct news ne moom président day woote na ak ndaje ci àllarba tey jii ngir andi ay leeral nag ci lan moo waral ñàkk gi yéene kaay bi ne ma Abdoulaye Diouf Sarr waral layal lan moo waral mu ñàkk Ndakaaru ak Yoof yéene kaay bi ne ma leer na ni Yoof kontaanuñ ci Abdoulaye Diouf Sarr moo tax woteeluñ ko mu leer Amadou Xotit yëmbal wan ko lu ni mel Vox Populi ne ma ña ngi koy jiñante ci seenu biir Abdoulaye Gallo Diaw bu coalition 2035 xamle na ni askan wi nag yenn ci ay DG ak ministre APR yi nga xam ne bëggu nguur moo leen sonal ñooñu la ñu daan aji mbergan kanute ni ko déet askan wi daanul président Macky Sall de responsable politique yi nga xam ne dañoo arrogant ñàkk xam seen bopp ñàkk bëgg seenu askan yëg seen bopp ñooñee la askan wi daan le quotidien ne Macky day fuuta ab titre foncier la tey daal dina koy téye ba mu dëgër këng Mountaga Sy daal di am ndam ci ay relaawo critique yéene kaay ne kaay leen seetaan yéen waa Ndakaaru seen maire bu yees génn na muy Barthélémy Dias ndaa naan kàngam ci wàllu politique moom Barth laas ne wax ji gannaaw maay daan duma daan am na yu bari yoo xam ni génn na ci élection locale yi de ndax xëccoo maa am ndam gi bëri na la leer mooy ca Casamance Ousmane Sonko ci fanweer ak ñetti collectivité territoriale ñaar fukk ak ñaare moo ca am ndam Tribune ne ma Xombol fenn ëpp ko problème ci réew mi gox yu bees nee ñu ñoo am ndam Serigne Mbacke
Ndiaye moom it waa Benno Bokk Yaakaar boole ko ca tamba xamle nañu ne ñoom waa Benno Bokk Yaakaar ñoo am ndam ca diwaanu Xombol Mamadou Lamine Gueye mi tëdd liste ba ci conférence de presse démb xamle ni gars yi dañuy wax waaye askan wi Benno Bokk Yaakaar la ñu woteel ca diwaanu Xombol te ndam li kenn mënta wax ba du mujjee ci loxol Benno Bokk Yaakaar laas ne la ma la mën a wax mooy gannaaw ba ku nekk nee na maay maire wuré wa dem na këng lékku ne xam foo féetee ca Thiès moom Yankhoba Diattara ma ngay xamle ni ñoomu doon xëccool wil ba yépp moo ca raw ñetti candidat ya nekk ci commune Thiès Est Ouest ak Nord laas ne ma ay ñoñam moom Yankhoba Diattara ñoo am ndam nag ci juróom-ñaar ci commune ci diwaanu Thiès muy Njaayeen Ceneba Nooto Jobaas Taset Kayaar ca Fandeen ak Ngunjaan yéenekaay bi ne kon Yankhoba Diattara jàpp ne ndam li ndamam la source a daal di ne nañu taxaw ndax nag politiciens yi ñoo la gën a xam kan moo am ndam ak kan moo ñàkk dëgg neexul gannaaw ba nga xam ne élection yi jàll na ku ci nekk ci ñoom jot nga ay PV te PV yooyee xam nga ni ko ngay xëccool moo la raw Issa Sall porte-parole bu Sénat xam le ni candidat yi xam nañu ku nekk la mu am lan moo tax ku ci nekk génn di xamal askan wi loo xam ne du dëgg naan maa am ndam fii wala faa 24 heures ne Déthié Fall kay xamle na ni waa Benno Bokk Yaakaar la ñu bëgg du leen lu dul sàcc ndam ci kaw opposition bi nga xam ne daanaka toroxal nañ leen ci élection locale yi réew mi quotidien xamle ni wax ji mooy maire yu yees falu nañu la ñuy xaar ci Ousmane Sonko Barthélémy Dias ak Ahmed Aïdara bokk na ci nag ñu yeewi askan wi ci fitna yi nga xam ni boobaak léegi politiciens yi ñu ngi leen koy teg Mamadou Lamine Diallo ci turbine yéene kaay xamle ni dynastie Faye Sall moo tàmbalee nërmeelu ci réew mi critique yéene kaay ne Macky Wade kiif de seenu njeexal kiif l'info yéene kaay ne kenn du libéraux yi sooy seet ci élection locale yi bokk gis-gis sax moo leen ci ëpp présence 24 heures yéene kaay ne boobu réew maa ngi toj de ak wàllum guerre Sénégal ñàkk ñaari poñ ci àdduna wërngal këpp ndax guerre rek libération yéene kaay ne ma kawteef am na boobu de juróom-ñeent ci militaire yu doomu réewum Sénégal dañ leen teg loxo ci frontière u Gambie bi ci communiqué bi nga xam ne l'armée bi def na ko njort na ni ñu ngi ci loxol MFDC libération ne ma am na terroriste boo xam ne day jàpp nañ ko ca Rosso transféré nañ ko andi ko fii ci kaso bi l'évidence yéene kaay na jërëjëf Bamba démb Sénégal dóor na Cap-Vert ñaari bal ci dara ñu daal di qualifié quart de finale ci Coupe d'Afrique des Nations Tribune Sport xamle ni gaynde kay xamle na ni démb bëggul mbuum yàpp lay dundee Sud Quotidien ne gaynde yaa nga ca quart ba Le Soleil yéene kaay ne requin bleu yi day la ñu defal bagage ñoom sunu gaynde yi door a yegg ci quart de finale ba L'Enquête Quotidien ne am nañu ndam de waaye nañ ko wax te dee équipe nationale bu Sénégal bii ay defaraat ñeel na ko Edouard Mendy ne lu ci mënti am jàpp leen ni équipe bi daal mi ngi gis boppam saasu ne te it deretu gaynde gi yeewu na Bamba Dieng Tribune Sport ne ma mooy l'homme du match bu leen fàtte ni corona mi ngi ci réew mi te day faat yendu leen ak jàmm